ko bindoon mooy sëñ Mbacke Bousso doon élément boo xamante ne bu essentiel la ci li nga xamante ne mooy yoonu murit parce que boo nee sëriñ Jiiri Wadaan Sugu ku ko jiite keroog bi nga xamante ne wàcc na liggéey ñu ni sëñ Mbacke Bousso sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ku ko jiite keroog bi mu wàccee liggéey ñu ni sëriñ Mbacke Bousso sëñ Makumba Kebe bi mu wàccee liggéey keroog ku ko jiite muy sëñ Mbacke Bousso sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ku ko jiite muy sëñ Mbacke Bousso sëñ Daaru Assane Ndiaye ku ko jiite keroog bi mu wàccee liggéey muy sëñ Mbacke Bousso sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ku ko jiite keroog bi mu wàccee liggéey muy sëñ Mbacke Bousso sëñ Mouhamadou Fa Jamañang ku ko jiite keroog bi mu wàccee liggéey muy sëñ Mbacke Bousso daj dëpp gi ak ñeneen mag ñi nga xamante ne wàcc nañu liggéey ki leen wàcce jiite ba ci daj dëpp gi Cheikh Ahmadou Bamba le 19 juillet 1927 keroog bi nga xamante ne sëñ Mbacke Bousso moo ko jiite kan mooy sëñ Mbacke Bousso ci li ñu xam ci moom mi nga xamante ne moo bind lettre bu mag a mag yónnee ko ki nga xamante ne mooy maam Cheikh Anta Mbacke fi nga xamante ne moom mooy Ségou intitulé lettre bi kaddu sunu borom donc nag sëñ Mbacke Bousso moom lañ bëgg naw nag di leen ko présenter doon war élément boo xamante ne bu essentiel la ci li nga xamante ni mooy yoonu murit ndaxte kilifa yu bare yu yoroon diine ji te bokkuñ ci mouridisme bi ñu déggee ne sëñ Mbacke Bousso topp na ci ginnaaw Serigne Touba la ñu ne nag Serigne Touba ndekete kon keneen la Serigne Touba ndekete moom mooy daj dëpp gi ndax sëñ Mbacke Bousso xam-xamam bi bari na ba yéemoon na ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal waaye sëñ Mbacke Bousso boobu nga xamante ne nag liggéey bu rëy bi nga xamante ne def na ko ci wetu Xaadimu Rasuul nga xamante ni taalib bu murid yi au départ bi nga xamante ne yoon bi mi ngi jóg nga xamante ni buur yi sonal nañ leen ñu mel na sax teñ tanoor fi nga xamante ne moom mooy Lambaay di sonal ñi nga xamante ne mooy taalibe Serigne Touba yi nga xamante ne commencé woon nañu di woote ci yoonu murid bi ki nga xamante ne moo bindoon lettre ba tentañoon mooy sëñ Mbacke Bousso di ko wax ni ko daal di ko menacé parce que xam ngeen ni ci contexte boobu doon murid metti woon na lool entre tas sa kër ray la loolu rek mooy li nga xamante ni moom la murid yi jànkantolal bi nga xamante ni Serigne Touba mi ngi commencé di woote yoon wi waaye sëñ Mbacke Bousso mooy ki nga xamante ne aussi en 1923 bi Cheikh Sidiya Baba bi nga xamante ne moom la ñu boole woon ak Serigne Touba bi mu demee Mauritanie wàcc na liggéey Serigne Touba moom la bindloo lettre bi waaye aussi moo jiite délégation bi ak sëñ Mouhamadoul Moustapha Al Karim ak sëñ Mame Thierno Birahim Mbacke dem jaale ji nga xamante ne mooy sëñ Sidiya Baba en 1924 ndax 1923 la sëñ Sidiya Baba wàcc liggéey mel na ni sëñ Sidiya Baba boobu nag sax bi mu wàccee liggéey maam Cheikh Anta Mbacke borom dërëm ak ngërëm moo ko fayal ay borom defal ko li nga xamante ne miraas ko ba pare jox dund gu bare li nga xamante ni mooy famille am foofu nga xamante ni moom mooy Mauritanie di wane kóllëre bi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba amoon na ko waaye aussi di wax li nga xamante ni mooy sëñ Sidi maam ci maam sëñ Cheikh Mbacke Bousso mooy ki nga xamante ne aussi xam ngeen ni 1925 bi Serigne Touba di def li nga xamante ne moom mooy la première autorisation pour ñu construire mosquée Touba keroog moo bind lettre bi Serigne Touba moo ko signé délégation bi demoon Ndar aussi moom moo ko jiite woon moom ak Cheikh Mouhamadel Fadel Mbacke ak Mame Thierno Birahim Mbacke donc sëñ Mbacke Bousso nag moom nga xamante ni def na liggéey bu am importance xam ngeen ni mi ngi juddu en 1864 fi nga xamante ni mooy Jolof ci xamante ni dëkk bi ñuy wax Mousobé di doomu sëñ Mousobé Bousso ak ki nga xamante ne mooy sëñ Faati Balla Mbacke xam nga sëñ Mousobé Bousso ki ko jur mooy sëñ Mohamed Bousso ak soxna Asta Wala mi nga xamante ne mi ngi tëdd naawel sëñ Mousobé Bousso nag moom mi nga xamante ne mooy waajuru sëñ Mbacke Bousso témoignage bi nga xamante ne Maba Jaxu Ba def na ko ci moom rek doy na ndaxte Maba Jaxu Ba nee na moo man ci minbar bi te moo man ci li nga xamante ne moom mooy xare bi keroog gi xam ngeen ne bi ñu reyee Maba Jaxu Ba ci bataille Sombe ak buur Sine Coumba Ndoffène Diouf bi mu ñibbisee fi nga xamante ne mooy naawel yi waajuru sëñ Mbacke Bousso soxna Asta Wala Mbacke defoon na déclaration bu rëy ba ni sama doom du dee mukk ci xare waaye xam ngeen ni waajuram bu jigéen aussi Faati Balla Mbacke doomu maam Balla Mbacke la maam Balla Mbacke nag xam ngeen ni moo jur Faati Balla Mbacke mu jur sëñ Mbacke Bousso waaye aussi moo jur ki nga xamante ne mooy Mame Mor Anta Sali waajuru Serigne Touba donc di paaka ñaari boor du point de vue de ces liens de parenté ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Mbacke Bousso boobu nag xam ngeen ni aussi tubaab yi saa bu nga xamante ne arrêté nañu Serigne Touba en 1895 moo bindoon lettre bu célèbre bi au gouverneur pour lui dire que nit ñi fexe nañu ba boole la ak Serigne Touba te Serigne Touba jaamu yàlla rek la nekk na koo xamante ne jaamu yàlla bi boolewu ko ak kenn sëñ Mbacke Bousso aussi mooy ki nga xamante ne fépp fu mu nekk muy Lazare muy fi nga xamante ne mooy Touba Guédé doon na koo xamante ne charia rek la doon dawal sëñ Mbacke Bousso boobu nag mooy ki nga xamante ne nag aussi nee naa leen
dafa joué rôle bu am importance ci li nga xamante ne moom mooy yoonu murid ba keroog muy wàcc liggéey en 1946 nga xamante ne Cheikh Mouhamed El Fadel moo jiite keroog bi mu wàccee liggéey donc sëñ Mbàkke Bousso boobu nag moo bind lettre bu am importance yónnee ko ki nga xamante ne rek moom mooy maam Cheikh Anta Mbàkke fi nga xamante ne fi la nekkoon di Ségou di lettre bi nag mi ngi ko intitulé kaddu sunu borom loolu moo tax sax dafa am importance ndaxte sëñ Mbàkke Bousso dafa jël place tax yàlla sunu borom mooy wax ak ki nga xamante ne mooy maam Cheikh Anta Mbàkke di wax sell gi nga xamante ne moom la sell tabe gi nga xamante ne moom la tabe ni man yàlla maa ko def ci moom alalam ji nga xamante ne da koy joxe guddi di ko joxe bëccëg di ko jox jàmbur di ko jox noonu moom maa ko def ci moom ndax maa def ci moom muy nit koo xamante ne maam Cheikh Anta Mbàkke ku sell la ku tabe te li muy joxe seetu ci mbokk seetu ci njàmbur seetu ci koo xamante ni noonu la seetu ci koo xamante ne daf koo bëgg moom daay jay joxe rek ngir yàlla di wax ci lettre boobu nag ni ko maam Cheikh Anta Mbàkke man yàlla lenn rek laa lay ñaan pour nga cant ma dee ma jaamu di ma jaamu gi daal mooy li nga xamante ne mooy sama cant ci yow mooy lu xamante ne rëy na maam sëñ Mbàkke Bousso boobu sax waxoon na taarix jàpp na ni keroog bi nga xamante ne maam Cheikh Anta Mbàkke mi ngi xamante ne mi ngi fi nga xamante ne moom mooy Ségou nee na ki nga xamante ne mooy jëkk a ñëw di ma wax ni ma daal maam Cheikh Anta Mbàkke ñibbisi na Sénégal warlul naa la li nga xamante ne mooy aljana te góor ga ko defoon ba mu ñëwee dana ko warlul naa la li nga xamante ne moom mooy aljana waaye kan xam ngeen ni kooku maam Cheikh Anta Mbàkke aussi maam Sëriñ Mbàkke Bousso mooy ki nga xamante ne aussi keroog bi maam Cheikh Anta Mbàkke ñëwee moo dem seex sëñ Mouhamadul Moustapha ni ko sa baay bi bu la fa kenn jëkk na nga dem ci moom ziyaare ko seet ko nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim xalif général des Mourides moo jëkk ci maamam boobu ci baayam bi ki nga xamante ne mooy seen Cheikh mooy si nga xamante ni mooy maam Cheikh Anta Mbàkke di leen wax ne aussi lettre boobu nag mu ñu tuddee kaddu sunu borom gi mooy lettre bi nga xamante ni moom la sëñ Mbàkke Bousso envoyé fi nga xamante ni mooy maam Cheikh Anta Mbàkke fi nga xamante ni mooy Ségou mel na ne sax maam Cheikh Anta Mbàkke daf ko feelu ndax maam Cheikh Anta Mbàkke bind na benn lettre depuis Ségou jox ko ñi nga xamante ne ñooy ñëpp taalibeem yi ak ñi ko yaakaar di leen wax ni daal li nga xamante ni rek moom la bëgg ci ñoom nañu topp yàlla li nga xamante ne moom la bëgg ci ñoom nañu farataal li nga xamante ne mooy sunnas Muhammad sallallahu taala wa sallam ku ko def rek xamal ni foo man di nekk ak jamono joo man di nekk maa ngi sawet waaye ku ko deful nag zahir ak baatin mel na ni nekkatuma ak yow waaye nag xam ngeen ni maam Cheikh Anta Mbàkke keroog bi mu wàccee liggéey ñu koy denc jàmbaaru Serigne Touba ji ndax Serigne Touba moo ko daan wax sama jàmbaar ji ki nga xamante ne lu rafet lu nekk lu mu gis rek Serigne Touba lu ko yéene muy Cheikh Issa Diène keroog témoignage bi mu def ci maam Cheikh Anta Mbàkke rek loolu rek doyoon na nee na ndax jëmm ji nga xamante ne moo tëdd fii nga xamante ne tey jii mooy Daaru Salaam képp koo xamante ne rek taalibi Serigne Touba nga wala seexu Serigne Touba yoreel nga ko sant ak ngërëm ku ci nekk am na bis boo xamante ne bu du woon ak jëmb ji sa digganteeg Serigne Touba dina metti lool waaye saa bu ñëwee bu ko Serigne Touba gisee rek lépp mbégte lay doon muy koo xamante ne Serigne Touba moom la déglu woon donc kooku mooy maam Cheikh Anta Mbàkke donc incha allah lii mooy sunu chronique gu tey di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous nag dimanche prochain ci beneen chronique incha allah ñu ñëwaat ci li nga xamante ne rek mooy yoon bi nga xamante ne Serigne Touba jëloon na ko ci exil bi di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf ba dimanche prochain incha allah